xeesal mi ngi rey jigéen ñu bëri. l'observateur moo ñu ko xamal te li ci garaaw nag mooy fi mu toll nii xeesal bi li muy rey fa gën a bëri maanaam fa gën a yokk te ñi muy rey nag 100% yi ñoom ñëpp depuis décembre ba léegi ab cancer la leen di jural bañ joxe fa feebar mujj faatu. waa ma ne te gis ngeen xeesal taxut a rafet de nga yàq sa xaalis mu yàq sa der bi nga dem ba boo feebaree docteur yi sax fa ñu xam jafe-jafe faj la ndax yaram wu yàqu mu mujj jural la cancer nga doxee fa faatu loolu xeesal fa koo jar. néegu tooxi doona ya buntu ba ubbeeku na. ci diwaanu Thiès wax ci faatu borom Jakarta boobee di wékki turu Aliou Diallo moom nag ni mu génnee àdduna yéeme na waaye itam doy na waar loolu lépp nag mi ngi dooree gannaaw ba nga xamante ni waajuram bu góor toog na le 23 mars bi weesu waajuram bu jigéen daal di ko yëgal ni que seen doom bi di Aliou ñibbisiwul daanaka ñaari fan waral nag mu nekk nag ab jaaxle bu nga xamante ni jàppoon na leen loolu moom waajuram bu góor nag sax ne ñu man ci laa jug dem fépp foo xamante ni daal war naa fa mën a gis ay xaritam laaj leen ko waaye nag du kenn ci ñoom ko nga xamante ni daal ànd na ci ay leeral ca ginnaaw boobee nag la kenn ci ay xaritam daal li jëw ne ko nag gis naa ko am client ba nga xamante ni yeboon na ko foofee daal la jëge da jot ay information ñoom nag ñu toog ba ci bisu korité daanaka àllarba bi ñu weesu ca jamonoy maanaam waxtu ci ngoon lañ leen yëgal ni ko daal am na ko nga xamante ni dañ ko gis ñu daal di koy maanaam fekk mu génn àdduna foofee ci àllu Morolan moom nag biñ ko yëgalee la daal di woo ka nga xamante ne rek moom moo di xaritam benn bakkan muy sax ki nga xamante ni kooku la tuddee Aliou muy doom ji faatu ñu ànd foofee ca gendarmerie bu Nooto ba ñu àggee nag ñu won leen photo yi mu xam ni nag kookee doomam la waaye nag moom sax nga xamante ni moom moo daal di génne àdduna moom mii di waajuram bu góor di xam ne que daal kenn ren diw ko waaye tam nag même bu dee sax dañ ko daal di maanaam faat daal gisul daal ay gaañu yu bëri yu nga xamante ni dina nekk indice ci nit ko nga xamante ni da doon xeex moom nag jamono bi mënul wax agression la mbaa règlement de compte la lu ci mënti am daal doomam génn na àdduna ci anam boo nga xamante ni jaaxal na ko lool moom Aliou sax ca maanaam fa nga xamante ni fa lañ fekk ab néewam foofee lañ ko daal di denc ndax daanaka fekkoon na yaram bi commencé woon di soppeeku gannaaw nag digal bi nga xamante ni moom procureur digal na ko ñii di élément wu gendarmerie ak sapeur pompier ci teewaayu maire ba waral sax moom mii di xale bu góor boobee di tudd ki turu Aliou am ñaar fukki at ak juróom dëkk foofee ca Katisaali ñu daal di koy denc foofee ca diggante ñaari guy yu nekk ker yoonu Morolan mu nekk nag nakar ak tiis ba nga xamante ni jamono bi askanu Cees kaay ñu ngi koy dundee ci maanaam mbirum Jakarta waral sax waajuram bu góor ak turandoom yëpp daal ñaan ñii di kilifa yi ñu gën a bàyyi xel daal organisation Jakarta yi nee na ñoom sax bu ngi sañoon liir Jakarta dafay daal di génn ci diwaanu Cees kaay ba mu jeex tàkk ndax seen doom ji ci anam yi mu faatoo ba tey jii nii daal ëlëb na seen xel enquête bi nag jamono bii nii mu ngi ci loxoy gendarmerie yi nga xamante ni am na ay tur yi nga xamante ni moom waajuram daanaka tudd nañ ko ci enquête bi daanaka ñooñu sax jamono bi yoon dina leen woo ngir ñu daal di wax ana la lañ sekkoon ak Aliou waaye tam ñu xool ana lan moo faat xale bu góor bi di woo ki turu Aliou nekkoon nag ku ñu ràññee foofee ci diwaanu Thiali waaye tam doon yëngu ci dawalu Jakarta. ñu dem itam ba tey foofee ci diwaanu Ndakaaru wax ca quartier Diamaguène extension ca ñàkkur rab foofee itam daanaka lu mel noonu moo fa daal di am ndax nag gannaaw ab match de football ba nga xamante ni amoon na foofee ja gox boobee di ñàkkur rab match boobe nag bi mu jeexee ñaari xale yu góor daanaka ñoom ñoo fa daal di jàppante ba kenn ka nga xamante ni daal daanaka mu ngay wuyoo ki turu S Diop moom moo daal di jàmpaaka xaritam bii di wuyoo ki turu MA ba moom sax daanaka bi mu ko jamee xaritam boobee dañ ko daal di yóbbu ca l'hôpital waaye nag foofee la daal di ñàkk bakkanam ñoom ñaar nag sax daanaka ci jàppante match de football boobee la seen coow daal di jóge daal ba ay jamante paaka daal di ci am bu ñu sukkandikoo nag ci ña nga xamante ni sax ñoom ñoo fekkee jéye boobee ñu ngi xamal ni que ki nga xamante ni moom moo faat xaritam boobee daanaka moom dafa daal di jëli paaka këram rek ak gannaaw match bi jeexee ñëw wax xaritam bi bu dee ñeme nga rek li ngay def kaa ñu dem ci ruq daal di xeex xarit ba nag daanaka même bu dee topp ko ci woon
moom mi nga xamante ni moom moo daal di faat xaritam boobee daal daf ko daal di forcé xeex ak moom daal di koy jam paaka. mbir mi nag ba mu amee ki jam paaka bi wuyo ki turu S Diop moom ay police daf ko daal di teg loxo, maanaam police bu jaxaay. waaye itam xaritam boobee daal gannaaw bu ñu wonee autopsie bi wane nañ ko daal ab arme blanche moom moo daal di maanaam laal lii di dënnam. loolee sax moo andi ab hémorragie interne waral mu daal di ñàkk bakkanam. xale bu góor bi nga xam ne nag moom moo faat kii di Aba moom nag daal nañ koy jéppal procureur de la république ci àjjuma ji nii bu ñu sukkandikoo ci taskatu xabaar yi. yàlla na leen yàlla yërëm. ma ngi koy lii askanu sunu gaal di xaar ci moom a bari du sita ngay xaar yëgle kaay gi naan maan gouvernance di xaar chômage wàllum ñàkk liggéey gi di xaar ressources naturelles yi ci réew mi askanu sunu gaal di xaar gone yi dëkk gaal geeg ñiy tukki di xaar jafe-jafe yi dund gi di xaar ani wàllum luwaay yi dëkkuwaay yi di xaar ñuy xaar njeexitalu budget 2024 bi ñu xam ci lu leer yëgle kaay gi naan maan kaay ma xool 41 projet ci jëmi boppam moo nekk en cours xam nga ñaata lañ ci war a financer 1852 milliards dootu ñu yëgle kaay naan maan Sénégal finance publique ci jëmi boppam laa la wax day laaj 324 milliards francs CFA yi ndax ca France la jógeem dee L'Express yëgle kaay naan maan révélation ci li nga xamante ni moo di 324 milliards yi nga xamante ni ñi ko recouvrer mooy le nouveau régime moo xaalis bi fan la jógee lu ci am ba des daal mu ngi fii tribune yëgle kaay naan maan nañ wax ci de Sonko ci jëmi boppam pression bu mat sëkk la teg ci ministre yi laa wax ni leen lëggéey rek buñ ca jógee nan wax ci sunu lamb yëgle kaay jàggi ruur gi bu ma xëti ji yëgle kaay gi naan maan kaay moox la nag Max Crazy ak Boy Lo ñoo war a laal ni ki dimanche combat njar ndéem la Modou Lo Siteu nag choc royal le 24 novembre 2024 génnu jëm Siteu ne duma la may non la réalité des réalités affaire bi Doura Baldé la wala boog soblu tatine di en tout cas les travailleurs de la LONASE en bouclier de Doura Baldé c'est l'information de Walf Quotidien ce matin l'autre journal qui semble nous informer que pour les travailleurs de la LONASE que Dieu est grand mais Doura Baldé n'est pas petit, c'est Li Quotidien. À la une du journal on peut lire attaque contre le DG de la LONASE, les travailleurs en bouclier de Doura Baldé. En tout cas, dans un communiqué publié ce vendredi 12 avril, les travailleurs affiliés à l'UNSAS Central et le SNEX CDS expriment leur soutien total et global au DG. En tout cas, le DG qui aura de quoi dire bleu à ses détracteurs en lisant Li Quotidien qui nous renseigne que selon les travailleurs de la LONASE, des avancées notoires ont été enregistrées avec l'avènement de Doura Baldé à la tête de la LONASE. De quoi s'agit-il? De valorisation du patrimoine immobilier de la LONASE, projet d'ingénierie sociale et entre autres Yokouté, pour ne pas dire entre autres Natangé, au profit des LONASiens. 1500 emplois en cours de création, 33 villas et 64 appartements mis à la disposition du personnel grâce à un investissement de 10% sur les bénéfices de la LONASE. Voilà en tout cas l'exploit de son excellence Doura Baldé à la tête de la LONASE. Nous livre en tout cas Li Quotidien ce matin, l'autre journal qui s'intéresse au soutien total et global des travailleurs de la LONASE en faveur de leur DG, c'est Direct News. À la une du journal, on peut lire allégation de mauvaise gestion à la LONASE. L'intersyndicale monte au créneau. Ça veut dire quoi? Ça veut peut-être dire, d'après Direct News, que les informations autour d'une mauvaise gestion de la LONASE signée Doura Baldé relèvent d'un gros mensonge. Ce matin, il conviendrait de prendre l'Observateur l'Obs pour terminer. Le journal de nous parler d'une situation compliquée relative à la santé publique. De quoi s'agit-il? L'Observateur l'Obs de nous renseigner le taux inquiétant de mortalité lié à la dépigmentation, comprenez, au récel. En tout cas, près de 100% depuis décembre pour les cancers cutanés. Voilà ce que nous livre ce matin le journal du groupe Futur Média. Le taux inquiétant de mortalité lié au récel qui aujourd'hui dépasse l'entendement. nga yëg nga ñàkk yëg bu scandale foncier ma ngi ca Parcelles Assainies bu Kër Massar collectif aar sunu dëkkuwaay di interpeller directement SNHLM te daal di xam ne ni boo moytul dina jël ab plainte daal di koy teg ci ndoddam ay terrain la ñuy jël di ko jaay ci anam woo xam ne jaarul yoon ñu jël terrain yooyu di ko occupé te amul genn titre gun leen jébbal Parcelles Assainies ya nekk ca Kër Massar ca Rufisque 1 ña ngay xam ne ni am nay defkatu ñaawteef yoo xam ne ñoo fay ñëw jël seen suuf si di ko saax-saaxee di joxe ay acte de cession yoo xam ne baaxul di ko jaay ci anam woo xam ne
jéggi na dayoo ñu bëri ci askan wi ñoo xam ne dañuy ñëw di fa wut kër ñu leen di nax di leen jaay kër yoo xam ne baaxul diggante promesse de vente ak acte de cession yoo xam ne jaarul yoon ñu leen koy jaay te loolee ci ñàkk lay daal di mujjee ñoom aar suñu dëkkuwaay naan ña ngi cay déglu SNHLM su sa deful ay jéego ñoom ci boppam ñooy jël coow li seen loxo di ca interpellé it état bu réewum Sénégal ngir mu wax ci ndax mbir yi mi ngi bëgg a jéggi dayoo leer laneen lu leer ba yegg ca nañ ja diwaanu Mbour dem ci prison boobee foofu nag daanaka ab opération bu yaatoo yaatu de contrôle moo amoon ca biir maison d'arrêt et de correction bu Mbour opération boobu sax moom moo daal di maanaam feeñal lu toll ci fanweeru téléphone yi nga xamante ni daanaka prisonniers yi ñoom ñoo ko yore woon ci seeni ay biir cellule ñoom nag daanaka téléphone yooyu sax ñu ngi ko dencoon ci seeni suufu ay matelas waaye tam ci yenn ci seeni ay bagages loolu nag moo leen doon dimbali ñuy communiquer ak ña nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci biti loolee sax moom moo waral jamono boobee nag ñii di maanaam garde pénitentiaire daal di nangu téléphone yooyee delloo ko ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy kilifa yi maanaam prison boobee waaye loolee nag nemmeekuwoon gi sax benn maanaam désordre wala benn jàppante ba nga xamante ni am na diggante ñii di ñañu tëj foofee ak ñii di garde pénitentiaire ba tey rek ci wàllum kaso ñu dem foofee itam ca camp pénal bu Ndakaaru foofu nag daanaka ay jàppante moom lañ fa daal di nemmeeku diggante ñii di nañ fa tëj ak garde pénitentiaire ñoom nag sax daanaka li ñoon kaas moo di ñu gën leen jox seen ak seen yelleef waral nag sax ñoom ñu fi poon daal ngir daal di kaas loolee di seeni ay doléance contrôle yi nga xam te ni jamono bii nemmee ko leen ko fépp ci biir réew mi muy ci wàllum dem beeg dikk bi waaye itam takku der yi nu ñu mànkoo wàcc ci kaw tali bi xool defaat ab contrôle ci xool oto yi li ko dalee seen ay papier daal mel ni daal jamono bii ni Sénégal ci ay coppite yi nga xamante ni ñu ngi koy jund askanu Sénégal loolee takk der yi commencé nañ koo wone di ko defee nag liggéey bu jaar yoon ndax sax ñi nga xamante ni ñoom ñoo yor seeni ay ndaamaat di dawal ñoom ñoo séddini kat jamono bii Sénégal ñi di takk der yi daal commencé nañoo def liggéey bi nu mu jaaree yoon donte sax ñenn ci maanaam ñoom daan nañu seetli ko yenn saa yi bu ñu leen jàppee am na ñenn ci ñoom ñu leen doon laaj koppar waaye yooyu sax li ko dalee daal bi président Bassirou Diomaye Faye ñëwee ci nguur gi ba léegi loolee itam dafa daal di dañ mel ni daal li ñu wax ni que Sénégal changement la ñu bëgg loolee ñii di takku der yi dañ ko commencé njëkkee ci biir réewum Sénégal. Libération des détenus politiques, Maître Ciré Clédor titille la chancellerie, c'est à lire à la une de l'As de ce matin. La situation des personnes détenues qui devaient être libérées sur la base de la loi d'amnistie est confuse et tous ceux qui ont été victimes d'arrestations arbitraires et abus de qualification du parquet régional ne sont pas encore libérés. L'alerte vient d'après l'As de l'avocat Maître Ciré Clédor Ly qui interpelle le nouveau ministre de la Justice qui, dit-il, doit veiller à ce qu'aucun détenu politique ne passe ce week-end en prison. Restons dans le milieu carcéral avec Tribune qui relève cette opération de sécurisation à la maison d'arrêt et de correction de Mbour avec une trentaine de portables saisis dans les cellules. Ces téléphones étaient cachés dans les matelas. Les portables ont été confisqués. Conséquence, plus de 700 détenus se révoltent. Tribune de renseigner que de fortes mesures sont attendues dès lundi. Buspi le jour alerte, il y a une menace d'insécurité alimentaire au Sénégal. Selon le confrère, un rapport de la FAO, du Programme alimentaire mondial et de l'UNICEF fait état de 500 000 Sénégalais qui seraient concernés. Après l'alternance de 2012, 800 000 Sénégalais étaient menacés d'insécurité alimentaire. Toujours d'après Buspi le jour, qui relève le syndrome de 2012 et de rappeler que Macky Sall avait sollicité l'aide internationale. Justement, la Ligue 1 sénégalaise entre ce samedi 13 avril dans sa 20e journée avec en ouverture 3 rencontres. Outre le derby et non moins duel des mal classés entre Djambar et Stade de Mbour, le déplacement du leader sur la pelouse de l'US Gorée sera l'une des affiches attendues à cette journée de la fin du championnat. Selon Sud Quotidien, la journée va se poursuivre demain dimanche avec un certain classico qui promet entre le Jaraaf et le Casa Sport. Pour Stades le quotidien du sport, Teungueth et Cheikh Gorée pour larguer Jaraaf et GFC. Stades qui s'intéresse également à l'Europe avec Real, Barça et Atlético avant le C1. Leverkusen vers un dimanche historique. Les confrères parus ce jour s'intéressent également à Mikayil Faye qui pourrait faire sa première apparition lors de la rencontre entre Cadix et Barcelone
prévu à 19h. Ngeen jëf yéen mbokk yi xarit yi dëkkandoo yéen ñi nga xamante ni yéen a ngi nuy teewlu saa su nekk rek di ànd ak ñun li nga xamante ni moom moo di xibaar yi revue de presse bi ni ñu koy defee ak yéen ngeen koy teewlu ñu ngi ciy bég bu baax a baax waaye itam di ciy kontaan mbokk yi nag ñu daal di dikk ak yéen ci li nga xamante ni moom moo jëm ci xibaar yi wax rek li nga xamante ni moo gën a fës bokk na ci rek ki nga xamante ni moo di maître Ciré Clédor Ly jóg gi nga xamante ni moom la jóg rek solal aw robu avocat ñi nga xamante ni ñoom ñoo di détenu politique yi ne nag fi mu toll nii tembe nag benn détenu politique wóotute rek daal di des ci li nga xamante ni moom moo di kaso gi ndax kat fi mu toll nii tembe nag jot na nag ñu daal leen di bàyyi ñu ñibbi seen ay kër dem na sax ba naan yow mi nga xamante ni yow la ñu dénk wàllum justice bu ñu sañoon rek week-end gi benn détenu politique du des ci li nga xamante ni moom moo di kaso bi ndax kat ñoom foofa du seen kër kaso bu Mbuur ca mag ba ci jëmi boppam coow rek la fa nemmeeku ndax ñi nga xamante ni moo di ñaan fa denc nag ñoom nag ñoo jug rek taxaw lànk kandaar nag ni dañu du nangooti benn yoon ñu ñuy fuyatee ak itam di def yenn garde yu doy waar yi jëmale ko ci ñun ñoom nag ba ginnaaw fuyate bi fekk nañ fa ay fanweeri téléphone donc fekk nañ fa daanaka fanweeri téléphone ba noppi nag li nga xamante ni moom moo ci gën a fës rek moo di 700 ci ñoom nag jóg nañ taxaw fépp ni dootuñu nangu nag ñu ñuy def yenn fuye yeeg di ñu seet yenn yër yeeg yooyu dootuñu ko nangu ñoom daal nee na lànk nañ kandaar ci li nga xamante ni rek mooy lu ni mel mbokk yi leneen li nga xamante ni rek moom la ñuy waxtaane mooy gouvernement gu yees gi nga xamante ni nag noppi nan taxaw rek ngir liggéey ñoom nag nee ñu li nga xamante ni moo di seen yitte du leen lu dul liggéey réew mi askanu sunu gaal muy mel ni ñu baree bari rek daal dinañoo jël li nga xamante ni moo di fonction moo xam ñi nga xamante ni ñoo nekk ci wàllu mbir gu yaram ba économie waa njàng ak jàngale sport tourisme ñoom ñëpp rek ba ci transport ku ne xam na ni itam war gaynde yi ñoom dañoo lànk rek xëcc seen ay frein à main nee ñu dañoo gereew nag mu nekk loo xamante ni ñoom lu leen naqari la ñoom war gaynde yi culture ñoom it ñu tàmbali nañ seen liggéey forces armées commencé nañ affaires étrangères ak yu ni mel tàmbali nañ waaye am na ñu yëkkati ay kàddu daal ni nag lan moo tax rek mënuñoo fekki Tahirou Sarr ci li nga xamante ni moom la waxoon di ay carte de séjour ngir rek ñi nga xamante ni ñoom ñoo di étranger yi nga xamante ni dañ xas ci réew mi askanu sunu gaal moom mu nekk loo xamante ni lees war a bàyyi xel la li Ousmane Sonko ak ki nga xamante ni moo di Serigne Mboup waxtaan moom Serigne Mboup li mu waxtaan ak premier ministre bi de Ousmane Sonko lépp ngi ci l'évidence yëglekaay mbokk yi leneen li nga xamante ni itam moom la ñuy waxtaanee bokk na ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo di waa LONASE ña fay liggéey ñoom maire bu futt la ñu def itam kanu maire moo di Doura Baldé ñoom daal jàpp nañ ni daal fi ñu toll nii tembe wàllum salaire yeeg yu ni mel daal metti na lool ci ñoom ñi nga xamante ni ñoo fay liggéey bu ñii ne waaw ñi ni déedéet ñeneen ña nga xamante ni ñoo jóg di ko jàppal aw tànk moom Doura Baldé bokk na ci ñeneen ña nga xamante ni itam ñoo fay liggéey ñoom nag nee ñu Doura Baldé ci jëm boppam jàmbaar la 1500 employés ñoom ñoo fa nekk 33 villas ak 64 appartements la leen wutal ngir rek ñoom ñi nga xamante ni ñoo fay liggéey ñu mën a nekk à l'aise loolu nag yëglekaay baa ngi xam ne li ko waral moo di investissement de 10% sur les bénéficiaires de la LONASE kon nag am na ci ñoo xamante ni daal nee ñu sa dëgg-dëgg moom DG ma ngay liggéey mbokk yi leneen li ñuy waxtaane mooy Sonko pression gu mat sëkk gu rëy gu ngande bu bonkal gi mu teg ñi nga xamante ni ñoom ñoo di ministre yi ngir rek liggéey bi nga xamante ni moom la ñu war a liggéey ñu daal di jóg nag daal di ci àddu taxaw ci nag temm ngir rek sénégalais yi am li nga xamante ni moom lañ doon xaar ci réewum askanu sunu gaal mbokk yi leneen lu ñuy waxtaane jigéen ji nga xamante ni rek moom moo yor wàllum tàggat yaram moom ci jëmi boppam nag jël na fonction ba pare nag daal di teg lu tolloog fukk ak juróom-ñaar ci ay mesures daal ni daal dañ ko fas yéene doxalee 17 mesures yi la ngir rek liggéey bi ñoŋ bu ko defee ñu am li nga xamante ni moom la ñu bëgg ci li nga xam ni moo di sunu réew mi le waaye guléet jigéen di diriger li jëm ci wàllum tàggat yaram yëglekaay bi naan ma moom kay fi mu toll nii moom commencé na aw liggéeyam moom Khady Dieng mbokk yi ci sunu làmb rek la ñuy dem fekk fa aw choc boo xamante ni derby la combat njaar ndéem kay laa la mën a wax di combat boo xamante ni mu ngi dox ci diggante Max Crazy ak Boylo di combat boo xamante ni nag ñëpp a ngi koy bàyyi xel mbokk yi Siteu ak Modou Xarañ Lo itam ñëpp a ngi koy bàyyi xel di combat boo xamante ni combat bu doy waar la mbokk yi fii la ñuy wàcc sunu kàddu bàyyi leen ak café gi ngeen simbaleexu waaw café gi de gaa ñi dañuy simbaleexu moom ndax ñun nag noo digge loolu noo diggee ni képp ku simbaleexu waaw commenté dugg ci commentaire yi commentaire ñu tudd sow tur jaajëfal la xam nga nag góor ca wax ja olof njaay koy wax naan góor ca wax ja ñooy ñi ko wax
waaw ngan see jumaatam ba ci ki coor di jaajëfal ñi nga xamante ni ñoo nekk ca bitim réew ñëpp rek di ñu bàyyi xel doole jën ndox la waaye ñun sunu doole yéen la ba tax na kon ñu ngi leen di jaajëfal baax a baax di leen kontaane Maître Ciré Clédor Ly daal ne détenu politique yi nañ leen bàyyi ñu dem seeni kër moo gën a wóor mbokk yi kon fii la ñuy wàccee sunu kàddu jox leen dig daje ba suba ak jàmm ak salaam yàlla na ko yàlla def ci réew askan sunu gaal def ci seeni poos dara def ci sunuy poos dara def jàmm ci réew mi ba nguur gi li nu bëgg a liggéeyal réew mi ci jàmm ak salaam dig leen ko ba ñëpp kontaan yàlla suñu borom subhanahu wa taala mi dara tërëwul dogal ko mbokk yi nag kon bu suba ak jàmm jërë ngeen jëf. salaamaaleykum sama gars j'espère que vous allez bien. tikkatina dalee na jàmm lu yëgle kaay bi xëyee tey ma daal di leen koy yër. Sénégal, bonjour. chers internautes yu Enquête 221 dal leen jàmm ci li gën a fës ci yëgle kaay yi. Mesdames et messieurs, bonjour. ñuy naa ñëpp fii laay tàmbali génn ci seen revue de presse teel sa kaas kofe nga guux bala ngay naan bay si mu leex mox la li xew ci réew mi askanu sunu gaal gi jërë ngeen jëw halaan bikum mais da ngay seet loolu rek mbaa yéen a nga ca seet ay nag yàlla baax na ñu yendoog jàmm bu suba ak jàmm incha allah yendoog jàmm. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture. Mais la ci dong de ci Allah fu ñu jëbati bon que Dieu préserve le Sénégal. ak lu mën a am mbokk yi ñu ñaan jàmm te yendoog jàmm. si laatit bu baaxee rek ba sama clavier ñu dem ba suba ak jàmm ak salaam yéen a ngi doon déglu seen revue de presse wolof ak Fall Damel jàkkin ci ñu yendoog jàmm ba ëllëg incha allah.